la ñu bundu xataal si même pousse-pousse bu muy jaayee fruit mu mer taal boppam. foofu la révolution bi ñuy wax Jasmin tàmbali ci Sidi Bou Aziz muy Tunisie boobu ba léegi nag askan yëpp jóg moomaat seen bopp nanguwaat seen kilifteef mooy souveraineté populaire bi ñuy wax. ñu gis ko ci Libye ñu gis ko ci Égypte Moubarak tey mu nga ci kaso ba mu Kadhafi ndem si yàlla dem na ñu gis ko ci Yémen président ba gis ngeen fa mu mujj ñu gis ko tey ci Syrie xam naa ne fa muy mujj aussi du neex. njiitu réewu Syrie ñu gis ko ci Sénégal ndax mois de juin bi ñu weesu askan wi dafa taxaw ne lii du fi amee duñu nangu ñuy jël suñu deuxième tour di nangu ñuy fal ab président de la République boo xam ni kattan gi yëpp moom lañ ko jox sañ-sañ bi yëpp moom lañ ko jox koo xam ne même boo amee 25% des électeurs mën nañ ko fal au premier tour loolu du fi amee. dem ci député yi wax leen ko tey jii noonu lañ taxawee ci conseil constitutionnel ne duñu nangu ñu jalgati charte réew mi duñu nangu président bu def ñaari mandat te constitution bi yemale ko foofu naan day am buuña duñu ko nangu. kon askan wi léegi dafa nanguwaat boppam 2011 nag mel na nu loolu ci àdduna bi yëpp d'ailleurs prix Nobel de la paix sax boo koy xool dañ ko jox askan yi ci ni ñu moomaatee seen bopp mouvement populaire yooyu ba ci war nga xam li askan wi dundee war nga ko xam waruñ la ko wax rek war nga xam nit ñi seen jafe-jafe dëgg-dëgg nu mu mel pas luñ lay léebal wala di la ko nettali war nga xam ne nit ñi dëkkuwaay nu mu mel booy dem si ñoom fooy jaar ba yegg yoon yi nu ñu mel dund gi nu mu mel paj mi nu mu mel ak yeneen ak yeneen ak yeneen Sénégal tey ñàkk na ndox ñàkk boo xam ne boo nekkee Ndakaaru doo ko xam doo ko yëg buñ la ko wax da ngay foog ay léeb la. pourtant lu jafe la ci biir réew mi da ngay gis suñu mbokk suñu jigéen ñi ci kaw gi ba léegi dañu wëgg maanaam di root yu metti à longueur de journée maanaam seen loxo yi da ngay ñëw ñu ne la kat man duma la nuyu ndax damay bañ xoos la tellement liggéey bi dafa metti moo xam dëbb bi la wala wol wala soq. ëllëg bu ñu ma dënkoon réew mi xam naa vraiment budget bi nu ma koy séddalee dootuma jël ay milliards di ko def ci loo xam ne pour puukare la wala ngistal. waaye dinaa fexe li nga xam ne mooy farata ci doomu aadama muy dund gi ñu wàññi njëg yi loolu dina bokk ci mesure yu may njëkk a def pour ma sénégalais yi wóoloo ba fal ma parce que wàññi njëg mu ngi dépendre ci taxes yi état bi teg ci prix yi te taxes yi naka nga mën a comprendre Mali bële nga xam ne fii la ñu jëlee essence bi def ko ci camion dawal ko 1000 kilomètres 1000 kilomètres mu yegg Bamako ñu koy jaay téeméer ak ñaar fukk litre bi Sénégal di jaay téeméer ak juróom-ñetti fukk wala juróom-ñetti waaw 800 francs 900 francs le litre kon loolu daf lay wane kon ci njëg yi ci gouvernement bi la. ndax gouvernement bi mooy def ay taxes yokk taxes yi parce que li mu soxla ci doxalin li mu soxla ci ay tukki li mu soxla ci jëndi avion li mu soxla ci ubbi ay ambassade ci am ay ministère dafa diisaay boo xam ne pour mu mën ko def faaw mu teg lu diis ci njëg yi donc loolu la ñu njëkk a dindi wàññi ni nguur gi doxee diisaay bi pour que alal ji mën a dem ci askan wi ci anam yu gën a sell. mbir mi Sénégal dañu war a leeral coût yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee parce que tey jii loolu mooy problème bi bu fekkee da nga jël benn kilomètre autoroute wala tali muy jar lu toll ci juróom benn milliard wala ba fukki milliard kooku problème jaru ko ci réew yi nga xam ne ay montagnes ñoo fa nekk jaru ko ci réew yi am ndox nga xam ne da ngay def pont wala tunnel ci suufu ndox mi jàll parce que loolu mooy tax yoon di cher mais du goudron bi nii rek parce que goudron boo xam ne amul dara lu fi nekk warul jar loolu. kon Sénégal war nañu xaymawaat doxalin bi parce que bu fekkee loo war a jëndee benn nga jëndee ko ñaar fukk li nga ciy def du bare
tey jii boo demee Ségou ci Mali diggante Bamako ak Mali ak Ségou presque 300 kilomètres la daanaka autoroute ba fa nekk 2 fois 2 voies la mu ngi jar presque 175 milliards nga jël Dakar Diamniadio à peu près 33 kilomètres mu ngi si presque 297 milliards wala 300 milliards xam nga loolu yenuwul maanaam. mooy am d'abord gouvernement buy doxal yoon ba nga xam ne nit ñi nekk bitim réew am alal bëgg ko doxal fii ci ay entreprise ci industrie ci lu mu mënti doon dana leen leer na bu ñu ñëwee Sénégal kat yoon am na fa. ndax booy xool Barthélemy tey tëj nañ ko mu ngi ci kaso bi nee nañu dafa rey te ñun balaa ñuy gëm loolu ñu gis ko ci ay preuve dañu war a bàyyi yoon doxal yoon maanaam def enquête. police nee nañu enquête ba ñu def dañ ko pëtamee ndax mënoo def enquête ay nit daw ñi nga xam ne ñoo attaqué dugg si bërëbu PDS demoo perquisitionné defoo dara ba ne da ngay def enquête criminelle loolu yenuwul maanaam